salaamaaleykum bisimilah. waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi lay ziar naka noonu ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen ñëpp mbokk yi xibaar yeeg yoonu Ourossogui Bakel dafa dog ndax li nga xamante ni mooy nawet beeg lu ni mel rawatina booy tolloog Sinthiou gax ba askan wa sonn lool rawatina ñi nga xamante ñooy jóge ci wet genn gi dem ca fa des entreprise bi yoroon liggéey bi sax kilifa yi sàkku ci moom mu tàmbaliwaat lépp defaraat ñoŋalaat lépp daañu ci ànd ci kanam tuuti ak Ali Bandel ña nawet bi nag ak ñàkkum ndox mi ki nga xamante ni mooy jëwriñ ji nu dénk wàllu mbay mu ngi dalal xeli baykat yi ca Kaffrine xamal leen ni li di njiw mi dina daal di teew ay bés bii di ñëw wàllu xibaar bokk na ci buntu Pikine fii ci Ndakaaru ak opération féexal ak catal gu nu jógtee ca mbedd yi big jële fa ñu fa daa sànce commerçant yi ñu bari ci ñoom daal dinañ fa déjjiti cantine yi nu fa sàncoon grève bi nu yëgle ñoom regroupement boulanger yi Sénégal fédération beneen ci boulanger yi yëngu ñoom it ne seen yoon newul ci grève boobee ministère bu ñu dénk njënd ak njaay moom mu ngi woo ñëpp ci waxtaan ci technique bi Aliou Ba. Assane Gueye ñu wutali bët gànnaaru Sénégal ci yoon wi nga xamante ni mooy Ourossogui Bakel booy tolloog Sinthiou gax ba yoon waa dog jamono yi jural askan wa tolof yu bari ñu ngeeg Ali Bandel ñu koy ziar Ali. Assane maa ngi leen di fay. ni ñu ko waxee Ali Bandel yoon woowee dog nga jur jafe-jafe yi neen ci wàllu dem ak dikk rawatina booy tolloog Sinthiou gax ba. jamono yi ci diwaanu Matam li nga xam ni moo yëngal ñëpp moo di dem ak dikk bi ndaxte lu motul sax ñaari ay bés ndaw yi nga xam ni ñu ngi bawoo Matam nekk ci Ndakaaru wàccoon nañ ci mbedd yi doon ñaxtu ndax yéextaange gi ñu nemmeeku ci yoon bi jógee ca Ndioum ñëw Ourossogui waa daande maayo itam doon ñaan ñu bitimeel leen yoon bi nga xam ne moo jógee Nawel dem ba Waoundé wutali Bakel tey ji nag ñi nga xam ni ñooy jóge Ourossogui di dem Bakel ñoom ñooy loru ndaxte taw bu gën a ndaw sax bu waddee daanaka yoon bi day dagg la ko waral nag moo di pont bi nga xam ne moom xanaa moom rek moo mujjee ci travaux yi jóge Ourossogui jëm Bakel mu nekk ci dëkk bi di Sinthiou Garba pont boobu nag donte sax tawul ci diwaanu Matam waaye bu tawee ci diwaanu Ferlo bi ndox yi nga xam ne day daw di wutali dexub Sénégal gi buñ fay jaar waame bi ñuy àndal mooy tax ba oto dem munta dem oto munta dikk mu jur donc loraange bu mag a mag rawatina ñi nga xam ni ñoo di dem seen soxla waxaale wuñu nag ñi nga xam ni dañoo tawat wala ñu war leen évacuer ci l'hôpital yi nekk ci diggante Matam ak Ourossogui loolu mooy xibaar bi nga xam ne tey ji yëkkati na dënn yu bare ba tax ci réseaux sociaux yi daanaka sentiment bu nu gën a partagé jamono yi moo di jiŋat bi nga xam ne ñu ngi koy jiŋat njiitu réew mi di ko jiŋat ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ànd ak moom ci camp présidentiel bi ba tax kon jamono yi ñoom saxuñu dara lu dul kon ñu defaral leen ngir ñu mën a dem ak dikk dem dox seen soxla ni ko yeneen Sénégalais yëpp di doxee loolu daal moom lañu mën a jàpp jamono yi mu di information boo xamante ni jamono yëngal nañ ñëpp ci diwaanu Matam la san Ali Bandel ñu ngi lay gërëm ni nga ko waxee jafe-jafe ci askan wi kenn ci ñoom sax di tukkikat indi nay seede ci micro Ali Bandel. dund bu jafe lañ dund si yoon bi puisque yoon bi route nationale numéro 2 la route nationale bu nga xam ne da ngay jógee Sénégal dem Mali route nationale bu nga xam ne da ngay jógee département de Matam dem département Kanel saxantuma ak ay nit yu wéridi wala ñaari dëkkandoo yu war a jóge dëkk bi dem beneen dëkk waxuma situation dëkk Janjooli bu nekk tout près mais dañoo am problème pour dem si route nationale bi problème yooyu yëpp yaa ngi foofu et puis commercialement et économiquement ñoo ngi am problème yu jafe si situation yoon bi lu ñuy wax autorité yi entreprise bu war a liggéey mu ngi def liggéeyam mais liggéey bi yéex na comme que liggéey bi yéex na dañoo war a defar ay ouvrage yu nga xam ne day permettre population yi pour ñu dem ak dikk ba liggéey bi jeex parce que vraiment population yi sonn nañu lool si liggéey bi. Merci beaucoup. mu nekkoon seede ci li nga xamante ni mooy tolof yi fa jamono yi ci bët gànnaar bu Sénégal ci Sinthiou Garba ak yoon wi nga xamante ni moo dox diggante Ourossogui ak Bakel ak dog gi mu dog jamono yi yoon weneen wu dog ca Kaffrine ba foofu it mu dugal fa jafe-jafe ci askan wi ginnaaw taw bu fa wadd di Kaffrine ak sa Kaffrine Kaolack diggante Kaolack ak Kaffrine kon yoon waa dog jamono yi surtout booy tolloog dëkk bi di village bu ñuy wax Gisam loolee nag wata mënatul dem mënatul dikk dugal tolof ci ñiy jëfandikoo woowu yoon booy génn Kaffrine wutali Saloum foofee sax la ñuy des ca Kaffrine nag Oumar Ndiaye ministre bi ñu dénk wàllu mbay mee nga fa woon dalal na xeli béykat yi ak taw yi yeexaay bi xamal na leen ne ay bés bi di ñëw njiw mi dina teew Oumar Ndiaye.
ci bàq bu tooy xepp le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural Moussa Baldé amal ab tournée bu njëkk ci diwaanu Kaffrine ngir nemmeeku baykat yi fekk ne jamono jooju baykat yooyu ci diwaanu Ndoukoumane am ak tiitaange lool ci nawet bi ba sax ñuy sàkku ñu dooleel leen lu jëm ci wàllu matériel ak lu mën a gunge nawet bi. Ali Yama Ndaw di député maire bu Sagna. département bi tout ay baykat lañ bu ñuy waxee ñun dañuy wax département bi tout kon monsieur le ministre amuñ géej amuñ leneen lu mooy mbay lañ am kon dañ bëgg ku ñu jàppale ci département tuuti nañ ci nawet bi nag waaye parce que nawet bu retardé nii am na si département yi foo xam ne gerte yi saxut man mi dinaa 600 kilos yoo xam ne saxut ma dellu jaat ko saxut maa ngi si ñett lu ngi kon fas yooyu doon ko ji tey mënatuñ dara kon suñu tracteur bi damay jàpp ne man eseg naa ci nawet ba pare bëri naa ci ay morom. lu ni mel tàbbi witti noppi tëx ndaxte jëwriñ bi ñu dénk wàllu mbay mi di ne dina leen doole ak i variété yu mën a gunge nawet bi ci fan yu néew. président république daf ma sant ma am beneen programme pour yokk maanaam jiw ci yeneen variétés yi maanaam ñebbe ak pastèque ak ñambi donc loolu semaine bi incha allah dinañ ko def ci région yooyu yëpp dinañ ci yokk jiw yooyu dinañ fexe ba en tout cas mécanisation agriculture Sénégal mu nekk loo xam ne lu déggu la ñi am aussi tracteur seen gox ñu def ay prestation dimbali ñi nga xam ne dañ ay néew ay doole. tukkim ne mekk boobu jëwriñ ji nekk wàllu mbay mi amal ci diwaanu Kaffrine ñi ngi ko dooree ci dëkk bi di Sikilo ak ci Tivaouane Passy laata ñuy jeexalee tournée bi ci diwaanu Missirah Wadène mu mel ni jamono ji fi ci diwaanu Kaffrine gàncax gi tàmbali naa naat. Kaffrine Omar Ndiaye RFM. jërëjëf sëñ Omar ñamoon ci département Bignona càccum jur gi moo fa merloo askan wa ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu wut ca saafara lu ko mooy ñu fajal seen bopp ñu dem fa fekki Lamine Ba. askan wa nga xam ne ma nga yeewoo ca ñaamoon nee nañu doyal nañu sëkk jamono ji ci càccum jur gi ci lim at wi weesu sàcc nañ fa lu toll si juróom fukki nag nee nañu loolu doy na sëkk mënatuñu wéy di seetaan li ni mel. Omar Kondiñor Koli moom moo jiite kuréel bu bees bi nga xam ne askanu ñaamoon taxawal na ko ngir mën a xeex sàccub jur gi. yii di sàcc suñu jur yi suñu alal du non seulement nag yi kese mais lépp lu jëm ci alal bu ñu am lu ñu recensé ci nag moo bëre. tey boo xoolee ajjuma gi passé la ñu def recensement juróomi dëkk kese ci fukk ak benn dëkk bi ëmb commune u Niamone ñu gis ni fukk ak juróom benn nit ñoo déclaré que perte nañu 54 nag at mu ren kese suñu alal bi yëpp dem na suñu waajur yi duñ ñu bàyyil alal ñun duñu nekk di yar ñeneen di ko jël parce que tey boo xoolee ñun tey suñu banque moom mooy suñu njur googu suñu bakken lañ ci teg ci njur googu. askanu ñaamoon nag ñàkk rafetlu bu baax a baax na yoon di doxalee ci li jëm ci wàllu plainte yi nga xam ne danañ ko déposé ngir ñu mën a teg loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy amal sàcc jur gi. dañoo yaakaar ni yoon am na ci Sénégal donc yoon bu amee ci Sénégal dénk nañu suñu bopp yoon googu bëgg nañu que yoon taxaw utal ñu suñu malfaiteur yooyu waaye buñ ko mënulee ñun mun nañ ko fajal suñu bopp bëgguñu entrager yoonu nguur gi buñ ci ñaxtee tey bu ñu déggulee dara ci nguur gi am nañu beneen taxawaay boo xam ne mun nañ ko fajee suñu bopp. réseau protecteur des ressources de la commune de Niamone nee na ñun ñoo ngi dànkaafu bu kilifa yi jëlul ay matukaay ngir jëlee fi càccub jur gi ñoom dinañ ko defal seen i bopp te bu boobaa liñ ci góob gar ko. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine jërëjëf ñu del si Ndakaaru dem buntu Pikine ak opération bu ñu fa amal biig ngir féexal mbedd ya li nga xamante ni mooy wàllu désencombrement yi naka noonu ñeel ñi sañce foofe ne ay jaaykat préfet département bu Pikine ci lëngoog maire diwaan ga ànd caak yi matuwaay mat sëkk ngir kon def féexal gi ci kanam muy commerçant yoo xamante ni ñoom aw tiis lañ ci jëlee ndax déjjati geek lañ leen ko yëgul de ak lañ ko defee ci guddi gi ndongo kaa nga fa woon. ci bi 11h ci guddi di bëgg a jot ci la yëkkati commerçant yi nekkee ci buntu Pikine daal dee tàmbali ndaraan li ci kanamam nag lépp luy cantine mbaa tablier mu daal di koy déjjati boole kook mboxoñe ko. ñenn ci commerçant yi nekkoon nag ci voie publique bi te amuñu woon jotu waajal seenu bopp laata lii di sommation bi daal dee jeex di jéemi pexe ngir rawale lenn ci bagage yeenu yor. buñ mënee may tuuti rek ñu yeggati ko am fuñ ko dugal rek balaa ñuy ñàkk lépp quoi. ñeneen ca geneen wet ga boole ko naqar di xool ni ndaraan li di wëlbatee seeni cantine. yëf yi nag daal di ndur ab njëkkante ci commerçant yi laata ndaraan gi di agsi si seen place lépp nag ci teewaayu kii di préfet bu département bu Pikine moom Moustapha Ndiaye ne opération de désencombrement bi tàmbali rek la donte ni ñetti arrondissement yi ci Pikine yëpp la daal dee soxal. bu ñu taxaw tant que suñu objectif
atteindre dinañ dem fu mel ni Kër Massar dinañ dem fu mel ni sur la route nationale dinañu dem fépp foo xam ne nii circulation bi dafa soo xam nga waa public mooy yoon boo xam ne ñëpp a ko bokk nga ñëw yow bu ko aakimoo yaakaaruñ ne war nañ la mun a recaser. ci lu aju ci suivi bi ak recasement wu Déguène bi 3e adjoint au maire de la ville bëgg nag mu daal dee leer Matar Diop. am na opération bu ñu fi teg boo xam ne incha allah dina si taxaw pour que li ñuy def nii kenn dootul amati suite pour dellu si waat wax ne da ngay sampaat sa cantine fii dina am suivi suñu waxante yàlla jox nañ leen d'ici 1 mois ne leen dañuy ñëw def opération bi. Ndongo Ka Pikine RFM. ak RFM kumpa jeex na. ñu waxtaanee grève bi ci wàllu defar ak njaayu mburu mi nga xamante ni waa regroupement des boulangers Sénégal yëkkale nañu ko fédération nationale bi nga xamante ni moo ëmbi boulanger ci wet weneen gi ñoom ne loolee ne grève ànduñ ca fàttali ni waa regroupement boulanger Sénégal 27 28 ak 29 août bi lan fas yéene maanaam talaata li ko tàmbale ñàkk defar mburu moomee jamono yu ministère bi ñu dëkk jënd ak njaay moom di wane njaaxle ci mbir yi di woo ñëpp ci ay waxtaan Fama Dione. fédération nationale bi boot boulanger yu Sénégal taxaw fi ñu taxaw ñoom duñu xañ sénégalais yi baguette mburu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ñaar fukki fan ak juróom-ñett ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wile Amadou Gaye moo njiital fédération woowule. ñun fédération nationale des boulangers du Sénégal ñun demuñu grève maanaam defuñu benn arrêt de production ndaxte dañu nekk si lu ñuy wax ay waxtaan yoo xam ni finalité bi lañ toll donc moo tax ñun dañuy négandiku ba eggali waxtaan bi ñuy eggali ak nguur bi ndaxte yu am solo yu bëri am nañ ko ba pare. regroupement bi boot boulanger yu Sénégal nag di sàkku ab yokkute ci njëgu baguette mburu bi ministère bi lànk ndaare jamono ji kenn du wax yokkute bu ñu sukkandikoo ci njiital commerce intérieur Ousmane Mbaye. am nañ ci lu ñu bett lool ndax ñun dañu jàpp ni problème boulangerie yi jafe na tey problème yàgg na te suñ ko bëggee régler ci ay dañuy wut aussi ay solution yoo xam ni que solution la yoo xam ni que suñ ko mettre en place da koy régler définitivement ñoom nag ñu jàpp ñu ni ko ñoom li ñu gisee boulangerie mooy yokk prix yu mburu ñun nag ministère li ñu gis mooy yokk prix yu mburu moom c'est pas à l'ordre du jour. fédération bi ëmb boulanger yu Sénégal ak ministre du commerce ne ñu ngi def ay jéego ngir mën a suqali secteur mburu mile gisuñu lu war a tax regroupement boulanger yi bëgg amalub grève regroupement boobu lay taxaw fi ñu taxaw nii ñetti fanu grève daañu ko amal te ñetti fan yooyu lay daañu ko làbbaliwaat weer wu ne ba keroog li ñuy sàkku ñu am ko. jërëjëf soxna Fama Dione ñaari weer des ci màggalug Maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ko gouverneur diwaanu Diourbel ci tournée diggee lu jëm ci wàllu forage yi panne laata màggal gi ak defar na ko noonu it bëri bi nga xamante ne am ak waame ci Daaru Marnaan Gédé loolu lépp bokk ci li nga xamante ni waxtaanee na ko askan bi diggee ko xamle ko moom gouverneur bu Diourbel Gorgui Mbaye ñu teewlu koog Mariama Diop. wax nga dëgg gis nañ ne am na ci gox yoo xam ne xëy na am na ay ndox yu fa manqué fan yi am na ñetti forage yu ñoo paan gis nga toujours bu forage yu paanee jàppal bu ci Daaru Xaddim bokkee rek la nga dégg population yi nekk ci boor yooyu di jàmbat ak ñi nga xam ne forage bu Rahmatul Ahad bi ak ñi nga xam ne it forage bu Bagdad bi waaye nag yàlla dogal na waxtaan nañ ci kilifa yi nekk fii ci dëkk bi yëpp waxtaan ceeg ñi nga xam ne ñoo yor forage yi muy office des forages OFOR ca Dakar bi affaire bi xewee it xëy na ca saasa yorut ñetti pompe yi waaye fex na ba wutal ñu benn pompe boo xam boo defee mu des ñaari Bagdad bi Rahmatul Ahad waa xayra ñoom ñu ngi leen di masawu ndax seen situation li ko tax a metti xayra forage ba dafa taxaw dafa màggat programme bi ñu def ci màggal gi dañ cee boole defaraat forage wu xayra bi màggal moom xam nga ñu ngi ci kii bi relation avec comité d'organisation bi ak waa OFOR am nañu wax plan d'action boo xam ne mooy programme màggal surtout loolu nag ci lañ dugg ñu am nañ ci ay tâches yoo xam ne ñun moom lañ jagleel en tant que membre xam nga depuis que ñu ci commencé liggéey. mu nekkoon gouverneur bu Diourbel leneen ci xibaar ñeel génnuk àddina Jacques Diouf nekkoon ni jamono njiital FAO doomu Sénégal néew bi nekk si tey ci ngoon ci Ndakaaru fàttali ni samedi ji nu génn la wuy ji boromam ci Paris ci juróom-ñett fukkeelu atam ak benn levée du corps bi ginnaaw bi nu ko daal di néew bi ngeen baal ma ginnaaw ñibbi si gi ngoon Ndakaaru dinañu amal levée du corps ëllëg ci àjjuma ji bu 9h fii ci Ndakaaru ci hôpital principal ginnaaw si ñu yóbbu ca diwaanu Ndar amal fa rob bi ci cimetière yu Caak Njaay ñu koy jaale njaboot gi di ko jaale Sénégal di ko jaale sama doomu baay Ahmed Gueye di ñaan suñu borom xarikal jëne RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñett. RFM Sport.
sport gi ñu ànd ak Youssouf Bodian ñu ngi lay ziar Youssouf. di la nuyu Alaye Assane. ñu tàmbaleeg Jeux africains yi 2019 ak ñetti médailles yeneen ngir Sénégal. médaille de bronze kon le Sénégal am ci taekwondo Moustapha Fall moins 87 kg Babacar Sadikh Fall 80 kg ak kii di Awa Koumba Niandoy ci moins de 53 kg kon Sénégal léegi juróomi médaille la am. benn médaille d'or ci judo ak ñeenti médaille de bronze kon yeneen discipline dinañ jongante tey ci jeudi bi jàppale ni dëmb ci wàllum football Sénégal dafa daan ñi di waa Ghana benn bal ci dara Ibrahima Dramé di ak joueuru jàmbaar moo dugal kon biu Sénégal ci deuxième minute de jeu match bu mujj ci wàllum poule bu Sénégal ci Jeux africains yooyu de samedi lay doon bu 16h30 jotee suñu digganteeg Burundi mi nga xamante ni démb Mali moo ko daan ñetti bal ci dara football ba léegi ak Sénégal mi waajal éliminatoire CHAN 2020 gaynde yu Sénégal kon di joueurs yi jongante fii ci championnat bu Sénégal démb dañoo dem Gambie daan leen ñaari bal ci dara Abdoulaye Ba di joueuru Jaraaf ak Djibril Gueye nekk fële ci AS Douane ñoom ñooy buteuru Sénégal kon di waajal matcham digganteem ak Guinée weeru septembre mooy match aller bi tour éliminatoire CHAN 2020 di dernier tour bi. ñu waxtaanee nawetaan ak phase nationale yi. ak bëccëg bu njëkk bi kon moom mooy wéy fële ca Louga bokk na ci résultat yi nga xamante ni moo am démb Kajaar bu Saint-Louis Jamoral bu Ziguinchor moo ko daan benn bal ci dara Aiglon bu Kolda daan Cosaan bu Saint-Louis benn bal ci dara diggante Penc bu Louga Echo bu Ndakaaru 1-1. ci poule E bi jàppale ni Ñamar bu Sédhiou moom ak équipe bu Kédougou bi di keeg moom 4-0 lañ ko dóor mbooloo ak kon Déggo ñoom it kon joué nañu démb amuñu score bi Zal Soumaré ak Ersan bu Thiès Ersan moo ko daan benn bal ci dara Yamatooñ bu Ziguinchor daan Ñaafoor bu Sédhiou benn bal ci dara kon penc ak digganteem ak Joonik penc moom moo gagné benn bal ci dara jury bi kon dañuy fi di wéy Alaja San. yaa ma tooñ ma mujj tooñ kon. waaw ñu waxtaanee coupe du monde bi ci wàllu basket ak gaynde yi fi bawoo démb Ndakaaru. dem ca Chine war fa jongante kon championnat du monde yi war a door le 31 août waaye laata loolu dañu amal benn tournoi de préparation ngir gën a dëgëral seen taxawaay sélectionneur bii di Moustapha Gueye la ñuy déglu ci micro Soda Thiam. ñu ngi jeexal wàccaay bi tey jéem nañu accélérer processus bi léegi defe naa ne suba dañu war a commencer tournoi bi danañ fa dem ak dal xam ne pareeguñu et essayer vraiment bu ñu ci match jeexee wala ñu améliorer suñu rythme de jeu ndax équipe bi dafa am problème volume de jeu dinañ def ay affaires yu baax mais par séquence donc danañ ko jéem a am volume donc travail dans la durée. lan lañ mën a jàpp ci tournoi bi ngeen war a am balaa temps mondial bi di commencer. mais tournoi bu ñu souhaité woon la puis dinañu permettre ñu bu ñu fa jógee un aperçu vraiment ci équipe bi doon ak li mu toll. am nañu Venezuela am nañu Porto Rico am nañu Philippines maintenant suñu gagné war a jouer beneen poule bi dinañ am 3 wala 4 matchs donc xéwal la daal boo xam ne nañ ko saisir pour mën a améliorer suñu équipe. mën nañu wax que ni dina doon phase bu mujj ci wàccaay bu am solo. absolument mooy dernier tournoi bi avant coupe du monde mais je pense que jusqu'au 30 août dina am toujours lu ñu war a def parce que délai bi dafa xat. Moustapha Gueye kon sélectionneur équipe nationale bu Sénégal ñoom daata ñuy jóge fii wax nañ ne dëmb kon amoon na ay xat-xat yu amoon ci équipe bi réunion mun yéenañ ko amal diggante joueurs yi ak dirigeants yi ba kon déggoo mujj am ñu déglu ci président fédération sénégalaise basketball di Maître Babacar Ndiaye. problème bi en fait dañ ko amplifier mais li yoon mooy prime de participation tant que compétition bi démarré gul c'est pas dû waraguñ ko fay parce que li tax ñu koy def équipe bi aujourd'hui mënoon nañ nekk ak 16 éléments mais bi ñu waxtaanee moo rendre compte ministre bi vraiment def na intervention ba régler nañ situation bi malgré le fait que sax kiiwugul mais fay nañ leen seen prime de qualification fay nañ leen seen prime de participation donc yëpp réglé nañ ko incha allah jox nañ leen joueurs yi la preuve man joueurs yu bëri après dañ ma dénkaat seen xaalis pour ma téyel leen ko donc mooy wane ne amul benn mésentendement benn problème bu am entre la fédération et les joueurs maintenant nag bu ñu nekkee léeg-léeg dina am coow mais coow li bu ñu toogee waxtaan ku nekk wax sa morom dëgg ñu pare joxante loxo. prime bi ñaata lay tolloon ak prime de participation yi.
donc prime de participation 5 millions la maintenant prime de qualification 2 millions voilà donc noonu lañ ko defee qualification 2 millions participation 5 millions donc waaw dinañ jot seen wàll ku joué rek dañuy def liste ñi joué woon tournoi yëpp ku nekk da nga jot sa wàll incha allah ñëpp dina jot wàll moo ko moom waaw. jaajëf Maître Babacar Ndiaye jiite fédération sénégalaise bu basketball ASM. Hadj Youssouf ñu ngi lay gërëm leeral mbokki dem ak dikkkat yi rek ci wàllu tunnel bi bu nu ko mënee moytu ab diir ndax am na ci yenn ci xibaar ñu jot ne ndox daal dafa dugg ci tunnel bu Soumbédioune kon xam naa ñii dem Ndakaaru buñ ko mënee moytu du yomb nag tey ndax yoon yi ñu ngi signalé xataay bu mitti Ndakaaru Mermoz ba Ndakaaru ak fu ni mel yëpp ndax nawet beeg ñàkkum canalisation xam naa ni foofu it faw kilifa yi gën cee góorgóorlu dinañ ko waxtaanee sax ci kanam tuuti kàddu askan wi lay doon ak yoon yi dog muy bët gànnaar ci suñcu gax ba bët gànnaaru Sénégal di ci Kaffrine diwaanu Saloum Mboy Tollo Gisam ak yeneen RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñaar fukki minutes. RFM rajo askan wi. ñu yegg si ci wàllu caada ànd ak soxna Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi maîtresse d'un homme marié muy série bu siiw def buzz at mi saison bu njëkk bi jeex na ci ndoxteelu weeru août gi ñu nekk ci épisode final bi am na loo xamante ne dese na leer waaye bu ñu sukkandikoo ci Khadija Sy mi nekk scénariste bi waaye itam coproductrice su série bi xalaataguñu daal def ab saison 2 ñu déglu ko Khadija Sy. bon jamono ji nag moom ci vacances lañ nekk si noppaloo je pense que boo jógee si liggéey bu am solo bu mel nii laaj na nga jël recul nga xoolaat def bilan li nga def xool li ci marché ak li ci marché wul avant ngay xalaat ñëwaat fi mu toll nii wax dëgg neex yàlla xalaataguñu saison 2 nekkagul sax suñu bopp après ci épisode final bi ku nekk am nga ci sa gis-gis ku nekk am nga ci sa yëg-yëg dama ne foog naa ni final bi li ci ëpp importance mooy nit ñi xam ni que peu importe lu ñu xalaat scénariste bi moom moo am sañ-sañu ne fii la ñuy dem ak nii lañ koy defee parce que tey bu doon dañuy yeewu di def lii nit ñi di xaar ci ñun je pense jarul ñuy liggéey tey ñëpp ànd nañ seetaan série bi dund ko ku nekk gis ci sa bopp ba foog naa loolu moo tax nit ñi di xaar 12e saison li nga foogee ne dañ koy xaar peut-être am na ñenn ñu ne doy na quoi nañ ko tëj defi leneen. Khadija Sy ak Kader Gadji di jouer rôle Biram ci série bi ñooy doon suñu gan ci seen magazine culturel xalam ci RFM artiste sénégalaise bi di Mayna moom bokk na ci ñi war a bokk ci programme visa pour la création 2019 mu war a dem nag ci ab résidence de création ci réewu France ci weeru octobre gi ñu dëgmal Maymouna Souran di turam dëgg waxtaan ak Ndati Diop ci programme boobee. waaw lii moom buntu bu mag lay nekk ci man ëllëg parce que dina bokk ci agenda yi te dinaa ci mën a yegg fu sore daal. programme la bu nga xamante ni da ngay nekk di liggéey ci li nga jotoon liggéey ba pare parce que foofu finition la on va dire du foofu ngay tàmbale sa liggéey da ngay nekk di liggéey li nga xamante ni comme sama EP yi ma jotoon def wala ay si ñoom seen jotoon naa ko def aw ma occasion enregistré ko de bonne qualité et tout donc loolu la ñuy jël ñu perfectionné ko boole la ak ay artistes wala ay musiciens yu xarañ yu nekk foofu ñoom dañ lay épaulé taxawu la nga mën a am album bu am te dinañ ko mën a jaay au niveau international te mën a def tamit festival yi concert yi yooyu noonu voilà. non du pour musique kese bëri na ku nekk ci branche bu nga nekk ba professionnalisé wu ñu jàngal la di nga am ay coach yu lay gérer ak yooyu yëpp. ci agenda alxames ji dañu amal cérémonie de dédicace téere bu Majib Sène bi mu dippee Youssou Ndour le génie éternel ndaje bi ñeenti waxtu lañ ko jàpp ca maison de la presse di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci beneen chronique culture ci RFM.